asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam mag ak ndaw góor ak jigéen. élection yi ñu doon xaar maanaam tànni député yi ñu doon xaar ñëw na dimanche la woon. léegi ñi ngi xaar li ñu tuddee résultat yi. ñi nga xam ne ñoo ko war a wax ñoo ko yore ña nga ca nee nañu fee ngoon danañ wax ku ca nekk la nga am. danañ wax koo xam ni li naan gagné élection yi moo ci ëppale, moo jël majorité bi li naan majorité moo ci ëppale. ci foofu nag waa nguur gi nee nañ ñoo gagné. coalition Yewwi Askan Wi Wallu nee nañ ñoo gañe. loo ci mën a dégg gañe bi ku ci mën a gañe it la leen di wóotale du bari, ñaar ak ñetti député du mu gën a bari bokk ci sama yaakaar. waaw luñ ci mën a dégg ngoon danañ ci xam dara. balaa booba élection yi ni mu demee am nañu ko gisee nu bare bari liñ ci njëkk a seetlu mooy ñi ñu yaakaaroon ne wote dañuy wote ñu bari lool demeewul noona. li tubaab naan faible taux de participation. la nit ñi yaakaaroon ne noona la nit ñay bari la ñu yaakaaroon ne ñii wote noona la ñuy barewuñu ko. néew nañ sax néew nañ rawatina nag ci ndaw ñi te ndaw ñi xaarul nañ leen lool. bi élection yi tàmbalee mag ñi la njëkk a gis, gannaaw yi gone yi ñëw nañ, waaye nañ leen xaare woon daal gisewuñ leen ko. loolu nag laaj na waxtaan ëllëg. bala ñoo ngoon walla suba ñi war a joxe résultat joxe ko, boo xoolee kayit yi ku ci nekk la mu am. Yewwi Askan Wi Wallu ak Benno Bokk Yaakaar ku ci mën a gañe, wax naa ko la ngay gañee du bari. dañoo nekk li tubaab di kudd ak kudd. ku ci mën a gañe la ngay gañe sa morom du bari. loolu nag man am na njàngat bu ma ci am. alors Benno Bokk Yaakaar ñi nga xam ne ñoo ànd ak Macky Sall, même bu ñu gañee rawee benn walla ñaari député, dama jàpp ne loolu ab gàcce la war a doon ci ñoom. lii tubaab naan défaite cuisante, gàcce la war a doon ci ñoom Macky Sall ak ñi màndal. bu fekkente même bu ñu gañee ñaari député ak ñetti député la ñuy rawee Yewwi Askan Wi, gàcce lay doon ci ñoom. ngir même bu ñu gañee sax ak càcc dugg na ci, kenn mënu ko weddi. ngir la xew ci Podor fee ak Matam, lañu fan bit ne am ci électeur, loolu munta am Podor munta am Matam. Podor rek ñu dem ba ci juróom benn fukki junniy baat nee nañ am nañu 60,000 voix. te Podor bi nga xam ne mooy dëkk ba, mooy capital ba, Podor ba am na sama xarit bu jàngale Podor lu yàgg-yàgg ba amoon fa soxna ku xam Podor. nee na ma biir Podor ci boppam ña bindu ëpp ñu juróomi junni 5,000. Benno Bokk Yaakaar ña nga xam ni Racine Sy ak ndaw soosu Aïssatou Tall Sall ñoo ko jiite, 2 junni ak lu topp la ñoom, 2 junni ak lu topp.
Yewwi Askan Wi am na fa junneeg lu topp loo ci mën a dégg mu ni ma biir Podor la fa bindu ëppul juróomi junni biir Podor la wër Podor ëpp ñaar fukki junni dé waaw ëpp téeméeri junni waaw ak 100 000 waaw téeméeri junni la wër Podor dëkk bi ndaw ndawaan yi Podor ci boppam ci biir Podor dafa bindu matul juróomi junni boo boolee département ba la ko wër téeméeri junni ak nangam ñépp xam nañ ne loolu munta am ñi nga xam ne ñooy toppatoo di boroomi xam-xam waaw ANDS boobu ñuy wax am na kayit yoo xam ne boo ko jàngee population Podor ni mu toll loola mënu fa am li ñu ne ñoo fa inscrire munta ne parce que boo méngalee la bindu woon 2019 ca ba ñuy élection présidentielle ak li bindu tey da ko ëpp bu jéggi dayoo wane ne loolu munta ne te mooy xew Matam maanaam bonk dañuy bind rek am na fa dëkk yoo xam ne ñu ngi ci booru géej jàkkaarloog ay dëkk yoo xam ne ña nga ca gannaaw boo jéggi géej gi dex gi maanaam wet gi Podor la wet gële Mauritanie la ñoo ngi ko département Bogué ñu bari nee nañu dañuy jëli ay ñu dëkk foofee ca Bogué di leen inscrire te kenn mënu ko weddi loo ci mën a dégg daal bu ñu gañee même ak càcc googu même bu ñu gañee rawee ñaar walla ñett député gàcce la ci ñoom gàcce la ngir seeni pexe Benno Bokk Yaakaar Macky Sall mooy seen njiit kan mooy ministre de l'intérieur mooy Ngor Suusu ngeen xam muy affaire bu wér dégg naa dem Touba dañ ma ko wax ne dafay distribuer xaalis bu dul jeex luñ ma wax la Macky Sall mii samedi bañ ne ëllëg la élection am na ñu baree bari nee nañu boo demee foofu dafa mel ni Sandaga nit ñi dugg ko génn mbër yi waykat yi ay imam ay nangam di dugg ko génn ba ngoon la fa dugg ko génn kenn xamul nu mu toll boo dégloo sax Pape Alé danaan la ñee nga diw dugg na amical des lutteurs diw dugg na te bu ci amuloon lu ko war naan lu tudd tur dem na ba tudd ay waa këri diine yoo xam dafa tudd seeni tur ñuy dugg ko génn te ñépp xam nañ ne lu leer nañ la mag ki day jox ko xaalis gis ngeen Farba Ngom xaalis mi ngi koy jox buy wër dem Europe dem Amérique dem nangam gis ngeen gorom bii di Mansour Faye wax nañ ma ne samedi ca ngoon ba mu tiitee la mu joxe ci kenn xamul nu toll pour ma tënk ko milliards yi ñu joxe milliards yi Benno joxe boole ceeg am ab sañ-sañ ci gouverneur yi ak préfet yi ak sous-préfet yi boole ceeg ministre de l'intérieur boo xam ne bii daanaka moom tubaarkàlla mësunoo am ministre de l'intérieur bu mel ni moom dañ koo contesté moom kenn dëkkur la moom loolu lépp ñu def ko réewuñu ki topp ci ñoom lu dul ñaar wala ñetti député loolu seen gàcce la même bu doon ñoo ko gañe gàcce lay doon dafa mel ni dañ koo ñàkk waaw loolu moom lu leer a leer la am na luñ ci mën a jàpp aussi liñ naan transhumance ñu ñàkk ngor ñooñu ñu amul lu ñuy rus ñu amul lu ñuy jomb
élection locale yi yéenu génne da nga gis candidat boo xam ni day nekk candidat ci ku jékki lu mu yëkkul Macky Sall ak waa këram am da koy fàtte lu mu leen yëkkul da koy fàtte ñu fal ko maire gannaaw gi ñu dégg ne waxtaan ak Macky Sall fekki na Macky Sall jën ko mairie Grand Dakar xaw ma mairie waaw Grand Dakar te ñu naan comme Djibril Wade gis ngeen ko Médine kooku may bañ a tudd ak ñeneen ñoo xam ni nit ñi dañ leen a jox seen baat parce que dañoo d'accordul ak Macky Sall ku doxalinam opposition donc lañ nekk ñu ñàkk ngor ñàkk jom dégg nga mam dem fekki Macky Sall ñii nee na Macky Sall dafa ne leen danaa leen dimbali ci seen mairie ñii nee nañ da leen a jox xaalis ñaar yépp mën naa nekk parce que Macky moom def na ni xaalis rek moom tubarkalla ak xaalis bi jox nit ñi war nañu laaj fu mu koy jëlee ay milliards yi milliards la waaw ñu ñàkk jom ñooñu wote bi tam wane ne ku ko ci def doo yóbbaale kenn parce que ñu ko def ñëpp dañ leen a dóor ba xaw leen a rey ñoo ko def ñëpp dañ te boo seetee fàttaliku Idrissa Seck ak Macky Sall Idrissa Seck gannaaw élection 2019 yi ba Macky gagné li ko Macky Idrissa yàq ci këru àddina weñ wu ca dal dee yéen ñëpp ko dégg waar yaa ngi fi li mu yàq Macky Sall jéggi na dayoo ñu dem ba jékki-jékki rek ñu ni waxtaan ak Macky Sall ànd nañu joxante loxo mu ree reem googu ñu ne léegi ñooy mburoog soow waaw bañ nekkee mburoog soow élection locale yee ñu doon jël ay maire ak yooyu ba mu ñëwee Thiès dañ leen fa dóor ba xaw leen a rey looloo tax li ñu tuddee transhumance mbiri ñàkk jom yooyu ay nit wóolu la jox la seen kàddu ngir d'accord ñoo Macky nga bàyyi leen fa wan leen gannaaw dem ca Macky ma nga daan xas juwoog moom ci nii walla naa ne léegi mais comment loolu nit ñi woon nañ leen ne ku ñàkk jom koo def kenn du la topp de transhumance kenn du la topp moo tax am na ñu naan aussi même bu Yewwi Askan Wi ak Wallu ëppale woon député amoon majorité bu ñu demee assemblée nationale Macky dana defi pexe ba ñi nekk Wallu waa PDS yooyu dana defi pexe ba ña nekk mu jël ca ñu baree bari indi leen ci boppam bu ko defee moom majorité ba lu ko neex def am na ñu ne dañ ko def waaw Macky nag du ma ko weddil dara waaye ñooñu député PDS yooyu nekk Wallu ñoo moom seen bopp de waaye man dey bu ma doon ñooma googu ñàkk jom du ma ko def dama ne bu ma doon député Wallu dem assemblée nationale ak li ñu daj ci campagne bi ñëpp ab lay wax Macky Sall nga ànd ak mbooloo ma fal leen ngir dakkuruñu Macky Sall ngir député mi defu amul ñu fi benn njëriñ dañ leen a war a remplacer député yoo xam ni xeet wala ñu fa taxawal nga ñëw jékki-jékki ñu ne waxtaan nga ak Macky Sall dem nga dama ne député PDS bu ko ci def ku ñàkk ngor ngay doon député bu ko ci def ku ñàkk ngor ngay doon te boo demee ci sa njaboot boo amoon gàcce xaw ma noo leen di xoole boo génnee xaw ma noo leen xoole ak lu leen Macky Sall mën a dig ak lu leen mën Macky Sall mën a jox loolu googu gàcce jaru ko googu ñàkk jom googu ñàkk ngor googu ñàkk looy bañ man jàpp ma ne député PDS wala yi dañ ko nangu te ku ko ci nangu it nangu nga ko ak li tubaab di wax risque man bu ma demee bay ànd ak nit
damay ànd ak koo xam ni kii ca kanam la jëm waaye du ma ànd ak kuy dellu gannaaw bu ma demee ba koy def bay wor di ànd ak nit au moins damay ànd ak koo xam ni kii yaakaar naa ni ëllëg gi si biir kanam la jëm ak nguuram kanam la jëm waaye du ma ànd ak koo xam ni kii ak nguuram parce que jeex na. Macky Sall mii man bu ma doon député PDS du ma dem mukk ànd ak moom d'abord nit ñi dañ la jéppi gën a jéppi Macky Sall ma nga jëm te fukki weer ak nangam yi ko fi dese buy jeex Macky Sall mënatut a nekk président gannaaw 2024 loolu man jàppuma ko munta ne gis ngeen ni ko nit ñi wanee gannaaw déjà wane nañ ko ci élection yii parce que député yii yu yàgg yi ñu tey di ñu leen di remplace Benno amoon na fa téeméeri député ak fanweer ku jigi fanweeri député ak juróom dong la ñu amoon dama ni assemblée bii génn tey jeex ñu leen di remplace ñu leen di wotal ba wote dimanche bee Macky ak waa këram amoon nañu téeméeri député ak fanweer ku jigi fanweeri député ak juróom dong la ñu amoon tey jii ñu naan ñoo yem li ñu rawantee du mat ñaar wala ñetti député mais kooku nit ñi war nañ ko gannaaw te kanam la jëm parce que nit ñi dañ koo jéppi ndax doxalin wu ñaaw li gën a metti liñ gën a jéppee Macky mooy li tubaab impunité bàyyi ñim àndal lu leen neex def te dara du leen ca fekk takkal la ndombal tànk jox la li ñu la war a jox di la fay juróom wala juróom benn junni juróom benn million weer jox la oto jox la nangam dénk la alal ji nga xam ne xeet wee ko moom sunu ñaq la ñu war cee defi dispensaire war cee defi école war cee defi nangam war cee def nga aaki moo xaalis boobee te fekk na ñu ngi lay fay juróom wala juróom benn million par weer jox la lépp nga loolu doy la ñu dénk la alali réew mi nga loolu mara day tali Macky di ko seetaan ñi ko wër ñëpp ci loolu lañ ne ñëpp loolu wax naa ko ci sama vidéo yu passé yëpp Macky ñi ko wër lépp ay sàcc lañ leen mën a jàppe parce que nee na man maa sama conc teg ci dossier yi moo ko defuloon ñu bari dem kaso rawatina OFNAC gee mu ne woon danaa ko fi teg xeex ger du ma ne ger dana fi jeex waaye danaa ko delloo gannaaw OFNAC gee teg na ci table procureur fanweeri dossier ak juróom yoo xam ne ku ca nekk daf ca duut baaraam ñoo xam ne ñi mara di tali yooyu yëpp Macky Sall gëmm ci gorom bi gis ngeen ni muy def Mansour Faye nag tudd ko li mu nekkee mara di tali dégg ngeen doom ja lañ ca wax wane nañ bërki démb ay doomam ju ñu takk boo gisee la fa ne dafa jéggi dayoo kër yañ ne tabax na ko fee dafa jéggi dayoo am na ñu ne Gànjool wax nañ ma ko ku dëkk Ndar tabaxal na fa waajuram wu jigéen kenn kër goo xam ne gii dafa jéggi dayoo kenn mënu koo jege ay garde dafa nekk ay nervi moom su ku mel ni kooku mais comment man bu ma dee président dem ngay sama goro commencé def ko ma woola naan de tegal sa wàññil nag nii nangam waaye bàyyi lu ko neex def ñi ko wër lu leen neex def te am na ci ñoo xam ne ñii rapport yi inspection générale d'État mooy kuréel yi nga xam ne ñoo leen di gëstu rapport di cour de am na ci ñoo xam ni dañoo bari loolu dama ko yàq toujours man damay yori rapport di ko jàng da ngay gis ñu naan diw rapport mooy wax diw mii nun inspection générale d'État nee nañu ko topp ngir jàpp na ni sàcc na 9 milliards kii ñu ne jàpp nañ ne sàcc na 15 milliards kii ñu ne jàpp na nangam niñ koy waxee ci tubaab
l'inspection générale d'État recommande l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour détournement présumé de 9 milliards. Contre Y pour détournement présumé maanaam kii inspection générale d'État ñoo ko wax de ñoom xam ngeen ni borom xam-xam lañu yoo xam ne ñoo gën a kawe ci administration xam nañ li ñuy def seet nañ kii seetaat ko seet nañ ko seetaat ko yàq na yàq gu jéggi dayoo yàq googu nag tax na noo ngi laaj na ko yoon topp ngir jàpp nañ ni luubal na nangami milliards ñii 5 ñii 10 ñii 9 ñii nangam yooyu yëpp mu ni teg naa ci sama conc ya nekk ca table procureur te of nag teg ko it noonu mais kooku nit ñëpp war nañ ko gannaaw booleeg nag du nitu kaddu lu mu la wax boole gi mu def leneen ak yu ñàkk fayda yi muy def yeneen transhumance gii mu ne woon bu ñëwee dina fi jóge lu ñaaw la lu nangam long tey transhumance gis ngeen ni muy def dama koy wax toujours Macky li mu nekk jaaduwul dama koy wax man Mody Niang bariwuma xam-xam de waaye dama ne Macky Sall li ma jàpp ne am na jikko yu rafet yoo xam ne yii lislaam gërëm na ko ci kilifa ci njiit man awma ci benn bu ma gis ci Macky Sall ku ko gis nag na ma ko wax dama ne jikko yi lislaam gërëm ci kilifa ci njiit man de awma benn bu ma ci Macky Sall ku ko gis nag na ma ko wax loolu moom bu ma ci mënee dem kaso sax naa ca dem kaso dama ne gisuma ko ñàkkut peut-être ñi am xam-xam peut-être ñoom gis nañ ko waaye man Mody Niang Macky Sall mii ma gisuma ci moom jenn jikko yoo xam ne di lislaam gërëm na ko jenn jikko ju lislaam bu gisuma ko ku ko xam ne moo ko wax kooku ñëpp ngi ko yoon gannaaw ñëpp ngi te kanam la jëm moo tax député PDS Wallu moytu leen mu waxtaan ak yéen naan leen nangam na xaw ma xaalis leen di jox xaw ma leneen leen dig kuy man kat président bu jëm ci daan dumaan nag moom te man jàpp naa ni nii ko nii ñëw wane gannaaw dañ koy gën a wane gannaaw rek parce que aw doxalin wu rafet mënatu ko day gën a ñaaw rek nit ñi di ko gën a wan gannaaw bon nag ni ko nit ñi njorte ne bu ñu demee même bu yeewee askan wi ak lu gañe woon dana fexe ba rocci ci député Wallu yooyu am na ñu ne danañ dem mi ngi ci yàgg nañ ko wax ba fexe ba li ñu tuddee famille libérale mooy ñi nga xam ne ñu masalaal ci PDS famille libérale ñi masalaal ci PDS ñëpp Macky dana fexewaat ba ñu dajale leen bu boobaa dana amnistier Karim maanaam li mu def dañ ko jéggal mu mel ne xëy suba ñu raxas ko ba mu set wecc ñu jële ko fee mu ne indi ko fa mu ànd ak PDS ñëpp dajaloo maanaam ñu dajalewaat njaboot gi ñu naan famille libérale pour bu ñu demee 2024 Massamba wala ma Demba nekk candidat ñu bari nee nañ bu boobaa Karim Wade mooy candidat parce que Abdoulaye Wade lii mu def lépp defu ko pour réew def bopp doom ji moom pour moom jàpp na doom ji war naa nekk président Karim te man waa PDS yi daf may jaaxal 2019 ba nga xamee ne bi mën xam ne Karim mënut a nekk candidat Abdoulaye Wade dina cell joxewul ndigal pour ñu wateel Massamba wala ma Demba amuñu candidat way waa PDS 1974 ba Abdoulaye Wade tegee PDS ba nëg ni yéen amu ci kenn ci yéen ku mën a nekk candidat ku dul Karim Wade man loolu man jaaxal na ma ci yéen ay junni
ay lu ne ngi ci seen biir ay cadre ay nangam ay nu ne parce que Karim Wade mënut a nekk candidat rek yéen ngeen ne miix mais loolu mooy lan et puis bu loolu wiyee ñi naan Karim Wade candidat du peuple waa Karim Wade boo dindee ne Ablaye Wade mooy bàyyam rek nga dindi ne Ablaye Wade mooy bàyyam Karim Wade nga teg fee ne Ablaye Wade mooy Karim Wade rek boo ñëwee ci kaw lan lañ koy defee candidat pour mu yilif Sénégal dama ne Karim Wade boo dindee mooy doomi Ablaye Wade boo ko dindee teg fee muy Karim Wade na ñum taxaw ci kaw lu nit ñi gis ci moom ba ni mooy dana nekk candidat 2024 pour jiite Sénégal lan loolu man jaaxal na ma donc bu leen neexee waaye même famille libérale boobu bu ñu ko daje woon Karim Wade ñëw keneen ñëw bu Macky Sall ñàkkee pexe ñu ne dañ koy def candidat Idriss Seck moom kenn waxatu kenn ñëmul a jàkkaarloog Sénégal yi naan dañ koy jox réew mi ak liñ ko xamal ak liñ ko déglu ci waar ak lépp kenn ñëmewu ko Macky Sall li mu wax ñi ko wër wax ko kenn sexalu leen suukar ñu naan constitution ana constitution li ñu wax moom mu wax ko bind ko ñi mu àndal ñëpp wax ko ñun troisième mandat kenn du ko fi def nan lañuy taxawee jàkkaarloog Sénégal yi naan Ablaye Wade xaw ma Macky Sall troisième mandat waaye quand même ces gens-là il faut qu'ils nous prennent au sérieux donc bu Macky Sall mënul ñu ne Karim Wade mais quand même man jotewu ma moom dara man Ablaye Wade bañ du ma bañ nit am na juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñett yàlla na am lu ko fuuf yàlla na du téeméer at ak fukk wala lu ko ëpp waaye bu boobaa na doon nanu bàyyeeg sunu réew nag waaw ku dem ba am 98 ans waaye jeexal nga dëgg-dëgg jeexal nga loolu du bañ Ablaye Wade ku gis loolu ku am 98 ans ñëw naan ñu naan maître du jeu nangam kooku c'est des histoires et puis à quel titre lañ rek Ablaye Wade bëgg a imposer Karim Wade doomam ci 17 millions de Sénégalais ana Karim Wade lan boo dindee ne Ablaye Wade mooy et puis Ablaye Wade day bàyyam après Ablaye Wade day sa bàyyi rek nga war a nekk candidat du peuple luy lay loolu daal man jàpp ma ne député PDS dañ ko nangu man mooy ànd du ma ànd kuy daanu Macky Sall mais ci daanu la quoi nag moom gàcce dal de d'abord nit ñi dañ leen wax lu ne bon nit ñi lu ne dañ leen ko yekk comme niñ ko yekkee ñii ngeen gis ñu dawoon ànd ak Macky Sall te ñu làpp leen ba ñuy bëgg a dee ñu ñàkk ngor ñu ñàkk jom ñu amul lu ñu jomb du ñu nit yi dara ba la jeex député Wallu yi nañ moytu loolu li may jeexale mooy ngoon nee nañ danañ joxe résultat provisoire ngoon peut-être wala suba ngoon daal lañ wax résultat provisoire yi bu ñu ko joxee après dañ ko jox defe naa conseil constitutionnel mooy joxe nag résultat définitif nag mooy résultat yi mujj ku ca d'accord da ngay def recours man li ma jàpp te loolu sama mbokk yi Yewwi Askan Wi laa ko jëmale li ma jàpp mooy ñépp xam nañ ne ñoo raw bu jaaree yoon càccamut ñépp jàpp nañ ne Yewwi Askan Wi walla ñoo raw waaye mën nañoo génne résultat yu dut yooyu Sénégal lan ne xam ngeen li ma leen wax ñépp xam nañ ne Yewwi Askan Wi Wallu bu jaaree ci yoon bu càcc amut fraude amul gonflement électoral amut ñoo raw waaye mën nañoo génne résultat yu dul yooya bu boobaa man bu ma doon ñoom
li muy metti metti naa def recours boo xam ne du ma ko yaakaar parce que conseil constitutionnel bi moom dëgg-dëgg loolu kenn mënu ci jàpp kenn xam naa kenn du ma ci jàpp maa fi gën a neex a jàpp nag parce que man maa nga bokk ca wetuk Sénégal gi ñu tuddee xaw ma waa kër Kumba amul ndey xam ngeen ne Macky Sall moom ba mu ñëwee ba tey daa séddale Sénégal ñaari cër loolu rek war na tax nit ñi bàyyi ko au lieu que mu tëdd njaaxaanaay séddale Sénégal ñaari cër bii njabootam partem ak coalition bi mu àndal lu leen neex def saaxe nañ suñ réew mi li ñu sàcc ci sunu alal kenn xamul nu mu toll waa kër Macky Sall gii te wallahi bis bu fi président de la bu ko mate ñëwoon ànd ak député yu ko mate ànd ak yoon wu moon boppam seen dossier yii ñu jël ko ñi ñu jotut a seet ñu seet leen parce que am na fi ñoo xam ne ñii tey ñi ngi ay ci boppi kuréel jàpp mais agirul bu nañ ko néew buñ ko danañ gis de waaye man boo noonu ñëpp bu ma ñëwee rek ku mel ni agir dinaa la seet ku mel ni AGETIP dinaa la seet ku mel ni port de Dakar dinaa la seet ak kuréel yu bare bari yoo xam ne bu ñu leen seetoon danañ fa fekk loo xam ne lii dolli ci lii nga xam ni ña nga ca table yi président ak ca table yi procureur mais bu boobaa mara di tali ki seetaan loolu lépp nag waaw dëgg dafa doy donc kooku man pour man jàpp naa ni Macky Sall jeexal na Sénégal ñoo fi gën a mel ni mais jàpp naa ni war nañ ko gannaaw fii ci yàlla wane nañ ko bu baax a baax te danañ ko gën a wan gannaaw lu mu gën a jëm kanam dañ koy wan gannaaw ndax doxalin mu ñaaw ak surtout impunité bàyyi ñim àndal ñu saax-saaxee sunu alal réew mi kenn du ko baal moo tax même bu fekkente ni bii résultat provisoire yi nee nañu bennoo gagné ñu dem conseil constitutionnel mu dëggal ko fa lay mujjee man bu ma doon yeewi askan wi man mooy sama xalaat nag te xam nañ li ma leen yéene mooy sama xalaat te xam nañ li ma leen yéene bu ma doon ñooma dama liñ naan confrontation dama koy éviter def recours ñu ne jàpp ma ne man conseil constitutionnel cour d'appel dana ne joxe résultat ya bennoo gagné mu dem nga def recours maanaam ñaan fa appel ñaan d'appel cour constitutionnel ne cour d'appel lii nga defoon du dëgg yeewee askan wi gagné jàpp ma ne cour constitutionnel dina ko def jàpp ma ko man cour constitutionnel mii du ko def mukk ci àddina bu boobaa nag bu ma doon waay yeewi man day jàmm laa leen bëggal bu ma doon waay yeewi te looloo gën ci dëkk bi nañu teg dëkk bi ca kaw njariñul dëkk bi nañ teg ca kaw loola bu ma doon waay yeewi danaa jàkkaarloog xeet bi nee nañ gis ngeen li ñu defati de waaye nag duñ leen ci topp parce que jafe-jafe rek lay indi réew mi manifester ñu génne seeni char génne seen kii ñu rayeti nit te booba du tax mbir ma soppiku même bu doonte sax mënoon nañoo xeex rayenti nit ba fekk Macky ci kii ko loola gën a lu ma warul leen a gën a déedéet loola gën dama bëgg bu àggee yàlla bu nu yàlla àggalee 2024 ki gañe génne ci ñoom dégg nga maam dugg bu rafet présidence de la république gañe bu leer nañ te loolu lu mën a am la bu ma doon yeewi bu ma doon Ousmane Sonko damay tudd turam même lii ma wax bu amee buñ génnee résultat favorable yoo xam ne dañ ne bennoo gañe ñu dem conseil constitutionnel dëggal ko te man jàpp naan da koy dëggal
bu ko defee nañ def recours ne conseil nun d'accord nu ci lii seetaat ko jàpp mu ne bu ko defee it conseil dana weddi le cours d'appel def parce que conseil constitutionnel mii man fi ne jàpp ma ne dana def lu naqari Macky Sall bu boobaa nag jarul confrontation jarul woote ci mbedd reyante nag mukk ci àddina bu ma deen yéen a Yewwi damay def conférence de presse waxtaan ak nit ñi ci waxtaan wu tey nit ñi xam nañ defuñu ngeen gis ngeen li xew ji ngeen li ngeen wate ñëpp xam nañ noo gañe wane ne ci këyit yi noo gañe waaye malgré tout cour d'appel nee na bennoo gañe te kee dëggal na ko def nañ recours nee nañu bennoo gañe na te yéen ñëpp leer na leen ne bennoo waaye nun réew mi moo nu gënal di jàkkaarloog ñoom ci mbedd yi xeex di nangam nit dee wala loolu bu ma doon Yewwi bu ma doon Ousmane du ma ko nangu dama ni Yewwi Ousmane Sonko Macky a tout à perdre Yewwi Ousmane Sonko vous avez tout à gagner Yewwi Ousmane Sonko Macky Sall a tout à perdre Yewwi Ousmane Sonko vous avez tout à gagner bon nag quelle que soit l'issue de cette situation que nous attendons bu leen topp bu boobaa waxtaan leen ak xeet bi nag jubal nag 2024 nag former seen militants yi surtout gone yi former leen seen école du parti na ngeen ko redynamiser gone yi ñoom ñëpp balaa 2024 na ngeen fexe ba li cëpp ñu inscrire jar na ngeen commission boo xam ne loolu rek mooy liggéeyam former xale yi convaincre leen ñu dem bindu ji balaa 2024 buñ ko jubee yàlla nañ ko fekk jàmm commission booba topp leen dem leen allez jël seen carte na ñëpp jël seen carte doole doyut bu ko defee yombul di wër réew mi toujours dafa laaj ay moyens te yéen amu leen ni moyens sàccu leen kiiwu leen liñ leen di dimbale rek ngeen am waaye bu boobaa it nit ñi dañ leen dimbale ngeen di wër Sénégal ga gën a sori Kolda Tambacounda Kédougou Kidira ay Kokki ay nangam fa nga xam ne fii fa lañ Benno Bokk Yaakaar gën a amee ñu ko te loola ay nax ak ay corruption dong la jàpp ne ñii dégg nga maanaam nu ñu tuddee analphabète lañ leen tuddee mais analphabète sax taxut a ñàkk kii waaye pauvreté gi dafa metti ñàkk gi dafa metti am na ñoo xam ne ñii bu ñu añee du ñu reer bu ñu reeree du ñu añ léeg-léeg da nga gis kër goo xam ne dañ xëy ba ngoon cin du fa tàkk xam nga kooku boo ñëwee jox ko 5000 wala 10 000 nit rek la waaw waaye ñooñu ñëpp na ngeen war a jégal leen ne 5000 francs 10 000 francs nga fal ko bala nga ko gisate juróomi at kooku moom dee sax a ko gën ak xiif waxtaan ak ñoom te waxtaan wi moom ci yàqu Macky Sall nañ ko ci rek man moo doon sama campagne wane rek Macky Sall mooy kan ak yàq gi mu yàq sunu réew mi Macky Sall mooy kan ak ñi mu àndal yàq gi nu yàq sunu réew mi na gën a leer Ousmane Yewwi loolu na gën a leer bu leen toppatoo sax magistrat yi indépendant pas ignorez-les les ministres de l'Intérieur ignorez tout ce monde par rapport à l'intérêt supérieur de la nation il compte pour zéro man boo nee bay bàyyi conseil constitutionnel damay bàyyi magistrat di leen seetaan même pour l'affaire kooku bu ma doon Ousmane damay continuer du ma leen faale waaye Ousmane Sonko ce qu'il a traîné comme monde pendant cette campagne là
lan lay doyee ñaar wala ñett wala ñeent wala sax fukk yoo xam ne nee nañu force spéciale danañoo bëgg waaw mbooloo mi muy daj lu muy doyee fukki nit yoo xam ne dañuy dem di lëkki kër di lakk ay kër ak di lakk ay Auchan kii je ne sais pas mais nit ñi nañ seetaat xel yi dama ne Ousmane Sonko li ko topp ci local ci élection ci campagne bi te kanam la jëm lan lay doyee ay rebelle yu ñëw fii yor ay xawma lan ñu ne dañuy lakk nangam dañuy lakk waaye loolu lu mu koy jëriñ à quelle fin lu mu jëriñ Ousmane Sonko njëriñam mooy réew mi nekk ci jàmm mu def campagne am ñee nekk ci seen gouvernement bu bon Ousmane Sonko sa intérêt mooy nga nekk préparer la campagne pour 2024 ñii moom ñu nekk ci doxalin wu bon bi ñu nekk ak càcc gi mënuñu koo bàyyi yow nga ne ignore-les royalement. Je ne suis pas de taille à te donner des conseils mais mën na la wax li ma xalaat ignore ces gens-là te voilà emploi yaag ñi nga àndal li ma wax ci xale yi lim kii former leen ñoom ñëpp nañu dem bindu yéen seen campagne ak seen cible na doon Macky Sall ni mu yàq sunu réew mi ba ba nuy àgg 2009 fukki at ak ñaar li Macky Sall yàq li mu sàcc mboxuma li mu bàyyi ñu sàcc parce que jusqu'à preuve du contraire c'est des sàcc boo leen waxee ñu ne présomption d'innocence amuñu benn présomption d'innocence moi Mody Niang je les prends pour des voleurs jusqu'à preuve du contraire tout ce monde qui entoure Macky Sall tous ces dossiers sur lesquels il a mis le coude tous ces dossiers qui dorment sur la table du procureur de la République, si on les traitait, si une justice indépendante les traitait, la plupart d'entre eux iraient en prison. Et c'est nos milliards qu'ils ont volés. Jusqu'à preuve du contraire. Preuve du contraire, moi, je juger. Tenez présomption d'innocence. Moi, je refuse. Je crois plutôt à la présomption de culpabilité. Tant qu'on refuse de les juger, je considère que c'est des voleurs. Et ça, Macky Sall le sait. Ousmane Sonko met l'accent sur ça. Ignore royalement les autres. Ce ne sont pas des conseils. Il y a un peu xam-xam, il y a un peu qui. Mais li ma xalaat laa wax li ma jàpp ne moo gën ci yow moo gën ci réew mi. Je vous remercie.